siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw ñu jógee Dubaï dañuy dem fii ci Casamance suñu nee Casamance nag suñu xel yi day dem ci Ziguinchor xam ngeen semaine bii ñu génn Casamance tàngoon na trop ndaxte leader bii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko defoon na benn tournée économique dem foofu ca Ziguinchor ginnaaw bu mu demee ci Ziguinchor boobu mu dëkk nga xamante ni mu nga dëkk foofu ca HLM Néma mu dem fa nemmeeku ji waa këram nemmeeku ji waa dëkkam yoon may ko nit ñi di ko rafetlu bu mu egsee aussi ay ndawam yoo xamante ni ñi ngi jokk ci waa Pastef ñu bëri génn nañu teertu ko waaye li ci am benn surprise maanaam dañ ci gis ay njàqare yoo xamante ni daf ci am après ginnaaw bu waa Unacois Yeesal doon def benn réunion dégg ni que seen doomu Casamance di leaderu Pastef di Ousmane Sonko mi ngi ci dëkk ba dañu invité kii di Ousmane Sonko bi ñu invité Ousmane Sonko pour mu ñëw participer ci réunion bi mais yaakaar naa ni coow li foofu la tàmbalee ndaxte réunion Unacois Yeesal boobu fi ñu ko doon defee ak këru Doudou Ka ñoo jàkkaarloo woon su ñu nee Doudou Ka nag xel yëpp day dem ci fi nekkoon directeur FONGIP jamono ji Thérèse Faye remplacé ko fa jamono ji mu nekk directeur AIBD Doudou Ka boobu nag di un politicien boo xamante ni ràññee nañ ko ci dëkku Ziguinchor mais mi ngi bokk ci APR suñu nee APR maanaam parti Macky Sall la bokk suñu nee parti Macky Sall nag ak parti Pastef xam ngeen ñaari wujj lañu duñu laalante mais ba tey mbirum politique la rek mais donte bi ñu invité Ousmane Sonko nag fi mu waroon ñëw fekkee si fa réunion bi ñu ko invité woon muy waa Unacois Yeesal dafa am ay coow yoo xamante ni amoon na fa ay incident yu bëri am fa ba ay blessé yu bëri am fa ginnaaw nag coow yooyu bu mu amee ñu bëri yëkkati nañu ay kàddu naan provocation la waa kër Doudou Ka ñoo dal ci waa kër Ousmane Sonko ñii naan waa kër Ousmane Sonko ñoo dal ci waa kër Doudou Ka en tout cas bi loolu amee si ngoon si ëllëg si gis nañu kii di Ousmane Sonko def benn point de presse Ousmane Sonko lan la wax ci point de presse bi nañu déglu point de presse Ousmane Sonko dellu si waat. lii xew démb c'est venu d'un acteur politique mineur yàgg na xam nga li tubaab di wax complexe d'infériorité yàgg na di wax ci Ousmane Sonko di yónni ay nit ñuy saaga Ousmane Sonko di bindlu ci Ousmane Sonko bu bindloo sax bu joxe site yi ba pare day fay ne leen désactiver commentaire yi loolu yàgg na koo def c'est un acteur politique mineur boo xam ne propre bureau de vote am élection yi passé duma nañ ko ba ngoon si da doon jooy kooku man duma moroomam baayam ci politique mooy sama nawle baayam ci politique ñu koy wax Macky Sall man mooy sama vis-à-vis donc bu dee dafa foog ni yi muy def nii dina yokk valeur am ci Macky Sall comme Macky yooyu la bëgg ba tax lu mu mënul am ci politique ci terrain mu am ko feneen wala bu foogee ni Ousmane Sonko mooy doon échelon pour mu monter day nax ko man duma moroomam ci politique je ne le dis pas avec arrogance mais li terrain bi wane lay wax bokkuñu ay ambition defe naa li gën a rëy ci rêvam mooy di être maire de Ziguinchor qu'il ne sera jamais bu soobee yàlla kon yii ñuy def nii la Casamance n'en a pas besoin te lu mel nii doo mus a gis mu jóge ci l'honorable député maire Ablaye Baldé gaw ma ko doo mus a gis mu jóge ci tonton Robert Sagna gaw ma ko les dernières années toutes les scènes de violence politique ñu ngi jóge ci benn wala ñaari acteurs politiques te moom ca la bokk maa ngi fàttaliku 2017 élection législative yi j'étais à l'hôpital parce que Djibi Gueye Ndiaye ma àndaloon bi muy ñibbi def accident toog war loxo bi damm ñu delloo si ko ba ñu demee songu le meeting de Baldé à ADN la fa amoon ci blessé bi ñuy ñëw di hôpital di andi blessé c'était devant moi politique du dem dajale xaalis boo xam ne l'origine est douteuse dem recruter ay nervi bi jëlee leen Dakar andi leen fii foog ni loolu mun na la may baat ci politique légitimité bu la ko yàlla mayul da ngay xam ni lii la yàlla def
parce que yàlla rek mooy may. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yooyu nga xamante ni kii di Ousmane Sonko jiite Pastef yëkkati na ko ci point de presse am boobu ginnaaw bi incident yi amee waaye liñ ci gisaat ak ràññee ko ci askan bi lay waxal maanaam Ousmane Sonko la ñuy gis mu delluwaat buum ca mboy ba ginnaaw ba ñuy naan Ousmane Sonko discours am dafa violent li ñu naan Ousmane Sonko dafa agressif mais gisaat nañ ko fa ay accusation la fa indi ay xaste la fa indi ay ŋàññ parce que indi na fa infériorité maanaam suufeel na nit ki indiwaat na fa ay accusation nee na nit ki yàgg na bindulu ci moom fay di bindulu ci moom ba pare ne désactiver leen commentaires yi kon donc yaakaar naa ne Ousmane Sonko kaddu yooyu la yëkkati dafa mel ni kaddu politicien la ñu bëre nag ñaawlu nañ ko ñenn ñi rafetlu nañ ko mais ñun su suñu journal People dañuy indi rek suñu chronique ak suñu analyse ça ne veut pas dire que li ñuy wax mooy dëgg wala lu ñuy wax du dëgg mais à chaque fois lu ñuy wax rek mu surtout man mi ñi naan damay acharné wu ci kawam mais je me dis que tey nit ki soo taxawee nga ne dama bëgg a nekk président de la République du Sénégal ku nekk xam ne ni président de la République maanaam mooy le père de la nation yow yaa war a jiite 16 millions d'habitants donc am na comportement boo xamante ni tey sénégalais yi ñu ngi koy xaar ci yow mais chaque fois soo yëkkatee kaddu rek kaddu bu violence lay indi tey kaddu bu violent boobu est-ce que poussé wul jeunesse yi ñu dugg ci biir violence ndaxte kaddu bi su daloon tey je crois que xale yi tey ñu ci bëri dañoo sonn amuñu liggéey donc suñu déggee yow nga ne man mën naa leen indi lii indi benn violence je crois que day indi benn révolte gis nañu saa su ne Ousmane Sonko su yëkkatee ay kàddoom maanaam révolte lay indi soulèvement lay indi xaste lay indi accusation lay indi te chaque fois day accuser lu muy accuser yëpp amu ci preuve te tey nit su tegee benn baat ci moom ay nitam jóg taxaw di wax tey dañu bëgg a laajte ndax démocratie boobu ñoom opposition bi di woote est-ce que mi ngi ci ñoom tey dem nga incident am na ñu gaañu tey fan la féetee est-ce que tey du ngeen delloowaat yéen ñaar seen xel rax ci dolli yéen ñaar ñëpp ngeen di doomu Ziguinchor bokk ci Sénégal yéen ñaar ñëpp seen carte d'identité di sénégalais moom moo ci nekk tey yéen ñaar su ngeen taxawee bëgg a rayante seen bopp te rayante boobu yéen doo ci gaañu Ousmane Sonko Doudou Ka du ci gaañu kan moo ciy gaañu ay doomu jaamur ñoo ciy gaañu ay innocent ñoom ñoo ciy gaañu ay nit yoo xamante ne seen yoon nekku ci ñoom ñoo ciy gaañu lan ngeen di def su ngeen xëyee suba jaagar dem ci hôpital bi ñi ngi seeti mastawu leen donc tey yéen a ngi utiliser seen peuple boobu ngeen naan da ngeen koy xeexal ci seen souffrance pour jaagari fa pour am benn communication pour wanewaat seen bopp je crois que tey ay kilifa suñu toogee bëgg a wax ak ndaw yi war nañu dégg ci ñoom loo xamante ni kaddu yu responsable la ay kilifa tey suñu taxawee aspiré wu ni man kat dama bëgg a yor réew mi war nañu proposer nit ñi benn loo xamante ni tey nit ñi danañu am yaakaar ci ñoom Olof Njaay kat dafa ne cin su naree neex su baxee xeeñ mais cin boo xamante ni ci violence lañ koy dégg duñu ko nangu Macky Sall la xeex bu am Ziguinchor lan moo ci yoonu Macky Sall Ousmane Sonko jóg na bay jam baaraamu tuuma la police sénégalaise naan police boo xamante ni ñii lañ fi nekkal ñett lañ fi nekkal mais police boobu tey ay nit yu responsable ñoom ñoo nekk ci police boobu tey ay nit la yoo xamante ni ba ñuy waat di nekk policier ba ñuy dem Dakar Bango di def seen formation police boobu Macky Sall taxul woon keneen taxul woon passion la woon ci ñoom ñu jàngal leen respect jàngal leen droit ñu ñëw tey di ko taxawal nga taxaw di leen xeet di leen minimiser tey la personne su taxawee tey di minimiser police am chaque fois mu accuser police su état la nekk lu ñu fi nii su ma leen woowee ñaar lañ ma indil ñett lañ ma indil fourgonnette lañ ma indil mais est-ce que tey kaddu yooyu la nit ñi doon xaar ci Ousmane Sonko non franchement parler du kaddu yooyu lañ doon xaar ci Ousmane Sonko mu doonoon premier point de presse boo xamante ni kii di Ousmane Sonko def na ko xas na kii di Doudou Ka nee na il est mineur en politique séqu ko ak moom baayam Macky Sall la ko séqal waaye ginnaaw loolu tamit ñu bëri nee nañu Doudou Ka de moo ko jiitu ci politique Doudou Ka de lu mu xam ci politique Ousmane Sonko xamu ko ci politique. en tout cas muy ay fait yoo xamante ni nit ñi ngi ñaawluwaat violence bi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi koy soulever ci jeunes yi di ko indiwaat ndaxte Casamance yàgg na ñu ngi ci jàmm dégguñu fa dara ba mu fa duggee si la coow li am gaa ñi nee nañu nag Ousmane Sonko dañ la invité point de presse wax dëgg yàlla du campagne électorale wax dëgg yàlla du meeting taalal sa oto yéegal ak sa ñeenti garde corps ñëwal ba ci buntu ba gaareel wàcc dugg est-ce que coow dina am mais lan moo nekk ci suuf dinañ leen ko indil ci kanam. wuy yàqu naa la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ba tey dañuy ñëwaat ci beneen extrait boo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci point de presse Ousmane Sonko nee na ay kaddu yu violent la indiwaat
ku leen mbéj fii moom ku ko mbéj fii dafay fayu fële bokkul ci ñoo xamante ni ci télé bi la ñuy nekk di saaga su yeboo nit ñi nañu ne dafa violent su yeboo na nit ñi ne dafa violent tey moom nee na dafa aspiré wu nekk président de la République du Sénégal ngalla waay est-ce que sénégalais soxla na un président qui est violent est-ce que sénégalais soxla na tey un président boo xamante ni yow nekkoo président amoo goo nguur amoo goo benn droit nga taxaw di menacer est-ce que yàlla su la joxee nguur jooju tey mu leer na que lépp mi ngi ci sa loxo est-ce que doo ko utiliser contre ce peuple loolu moo ragal loo askan bi tey toujours ñi ngi naan Ousmane Sonko c'est un jeune sénégalais on le respecte très bien moom jëmmam dañ ko respecte très bien mais ay kaddu yu muy yëkkati ak nu muy defee politique moom la ñuy jàpp bokkul ak politique boo xamante ni Sénégal xamoon na ko Sénégal de Senghor à Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall opposant yàgg na fi am ñu bëre yàgg nañu taxaw di riposter ñëpp taxaw nañ fi di wax mais tey kaddu yu Ousmane Sonko indi deret bu tàng bu Ousmane Sonko indi bëgg ko dugal ci bopp jeunesse yi te en plus en réalité lu ci bëre lu muy wax day victimiser boppam di utiliser jeunesse bi di leen rey gis ngeen événement mars bi li fi xewoon fukki doomu aadama ak ñeent ñoo faatu ci lan ci benn problème mu massage boo xamante ni moom la concerne ak benn citoyen sénégalaise yoon woo ko mu mënoon taal otoom ndànk dem wuy ji ne nii ak nii la su sénégalais yi gisee ni injustice la ñoom ñooy taxaw ak askan bi waaye fexe na ba ay fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan ay magasin jaamur ñu yàq leen ay alalu jaamur ñu sàcc ko ay bandi rax ci biir jaxase réew mi ba nga xamante ni réew mi jaxasoo na ñu foog ni loolu doy na dina ci jàng leçon mu toogaat di menacer di naan deuxième vague tey mi nga ne la Ziguinchor naan ku leen mbéj dóor leen ku leen génn def leen ni est-ce que loolu du indi guerre civile Sénégal xamul guerre civile Sénégal dëkku Mame Baye la Sénégal dëkku Seydina Limamou Laye la dana Sénégal dëkku Serigne Touba la Sénégal dëkku El Hadj Malick Sy la je crois que ñun ñëpp benn famille lañu tey Ousmane Sonko lu mu nekkee Casamance tey ku nekk Daara Jolof mën na am soxna ci foofu ba nga xamante ne dara day dugg je crois que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nañu indi discours jàmm nañu indi discours paix loolu la sénégalais yi di xaar ci Ousmane Sonko mais quant à tey su ngeen xoolee violence bi am ci politique bi su ngeen xoolee violence bu am ci réseaux sociaux yi su ngeen xoolee saaga yi am ci réseaux sociaux yi rawatina xale yoo xamante ni ñoom ñëpp les amazones de Sonko les amazones de Pastef groupe Pastef ñoom ñëpp su ngeen xoolee ci seen ay tour ak ci seen ay photo waa Pastef la ñu indi fi benn violence ci réseaux sociaux yi warmaa lu ñu kenn saaga la ñuy jàpp ak xaste est-ce que saaga ak xaste gis ngeen réew bu mu defar tey su ngeen amee idéologie boo xamante ni am ngeen plan boo xamante ni mën na développer Sénégal je crois que da ngeen koy teg ci papier teg ko ci ay këyit débat bu ngeen dem bu leen wax xuloo bu leen wax arrogance Sénégal kat gis nañu suñu jaaree yoon bii dina dox Sénégal kat suñu defee lii dina dox su boobaa askan bi yëpp ay ubbi seen bët déglu leen ànd ak yéen mais discours violence la ñu fi bëgg a indil discours terrorisme la ñu fi bëgg a indil discours Hitler la ñu fi bëgg a indil tey nag askan gi laay waxal sénégalais yi laay waxal ku ci nekk yaa moom sa bopp mais nañu dégloo discours am ak xel te bañ ko dégloo xol te suñ ko dégloo xel ba pare ku ci nekk na analyser discours am bi muy joxee tey ak bi mu joxe woon 2014 bi muy ñëw ba nit ñi naw ko bëgg ne changement dina am est-ce que discours yi méngoo na nit ki nag li mu lay wax tey su méngoowul ak li muy wax suba je crois que xel war na ci tey ci ñu def attention muy discours boo xamante ni yëkkati na ko foofu ca Ziguinchor muy discours boo xamante ni violence la indi discours boobu rek je crois que mën na indiwaat beneen violence te xam nañu Casamance ñaata doomu aadama ñoo fa dee tey Casamance dañu soxla la paix tey Casamance ay doomu Casamance ñooy indi violence ci biir Casamance Casamance dafa bokk ci Sénégal Ousmane Sonko di sénégalais Doudou Ka di sénégalais je crois que nit ñi war nañu prêter waat attention ci baax ci kàddu Ousmane Sonko yi muy yëkkati. na ñëpp organisé wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci télé yi di saaga di xaste ça passe encore. waaye dóor moom dóor a koy faj bañuma ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposte sénégalais xamul ku riposte de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi de tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon riposte ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy Sénégal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye du ma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ma ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu du ma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité
nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matinée rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ngeen ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars wane na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbatu ji waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mun a jaare pour terroriser les Sénégalais ndax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organisé wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ñag ci réew mi la ñu dëkk te je l'assume devant tout le peuple sénégalais maa sénégalais yi nag ni ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu méttee métti su ma sañoon en tant que sénégalais su ma sañoon ak cofeel gi ma am ci réew mi